ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci benn sujet boo xamante ni gëj nañ ci àddu muy mbiru yenn ci ay série sénégalaise ñun sax wax dëgg fa yàlla dañ leen bërgaloon bu ngeen seetloo même coow seen bu ñàkk teggin boobu noonu amoon ci série Infidèles fan yële waxuñ ci woon ndax un an ci ginnaaw lañ doon alerté di artu ne leen série bii fi mu jëm ak ñun ndox amu fa. banaliser mbon ci biir réew mi moo leen tax a jóg bañ doon def vidéo boobu noonu ñoom ñi ngi woon ci première saison tolloon ci 3 épisodes ñu signalé ñu mbir yi comme que duñu wax ci lu ñu xamul ñu jël suñu temps dem seetaan épisode yépp génnee ci ay mbir def ci vidéo ne leen production bii danger la pour Sénégal ñu bari ne woon dañoo teel a wax au moins waroon nañoo xaar ba ñu toll ci 10 épisodes ñu xam ñoom fan la ñu jëm amaana jàngale moo leen taxoon jóg ñu ne pat ba tey jii nii ñoom ñoo ngi ci saison 2 léegi romb nañ fa ñu nekkoon daaw ci mbon ba yéegal niveau daanaka léegi sëy kese moo leen dese mel ni leen seen nday juree woon di def yëfi saay-saay ci ay vidéo loolu kott moo leen dese mais comme que YouTube dafay bloqué genre vidéo yu noonu xam naa moo tax defaguñ ko mais buñ ko mënoon yegg niveau boobu noonu. Sénéra nag bàyyi ba tey naan dafay tere ku ko teg ci benn télé alors qu'au début bañ leen doon alerté réagiruñ woon daañu ñëw ci ñoom ak fi ñu nar a jëm ak ñun. ñu ne déetawaay beneen série génnee beneen scène bu gën a ñaaw maanaam léegi réew mi dañuy concours mbon duñu tudd turu série bi ndax ñu bari jàpp nañ ne le fait que ñu leen di tudd surtout série yu bees yi dañ leen di may ñoom li ñu bëgg mooy audience ku leen bàyyi xel bu ngeen seetloo série Infidèles bokk na ci production cinématographique yi gën a nul Sénégal amul créativité amul originalité amul lu mu lay jàng lu dul wax ak jëfi mbon saaga ndey mais coow yañ ci defoon ak ci ginnaaw tax na tey mu bokk ci série yi gën a siiw yi ñuy gën a suivre ba tax na kon léegi nañuy demee ak stratégie expliquer sénégalais yi agenda bi yenn maison de production yi di dérouler actuellement di promouvoir njaaloo di promouvoir mbirum góor jigéen daan ci ñëw ak benn exemple ngeen xam ni même góor jigéen yi ñi ngi financer cinéma sénégalais parce que influence film moo gën a gaaw li ñu remarqué fan yii yëpp du hasard pervertir suñuy ndaw gëmloo leen ni préoccupation jeunesse du leen lu dul njaaloo caaxaan fo maanaam boo ci tollee def ko aayul fii la ñu bëgg a orienter suñuy ndaw te ku artuwul di nga ate wala sa njaboot duñ ci mucc. balaa ñuy xuus ci vidéo bi dañuy leeral benn mbir boo xamante nii ñu bari ci défenseuru série yi ñoom la ñuy jibal te teguñu ko fenn mooy li am ci réew mi dong la ñuy joué mais question bi leen di laaj mooy est-ce que Sénégal amul ay exemple entrepreneur te ñu mën koo joué ci ay film pour mu inspirer ñeneen comme ni ko américains yi di defee di créer ay film ci ay personnages yu ci mel ne Mark Zuckerberg pour mu inspirer le jeune américain est-ce que ci wàllum jikko yu baax amul lu Sénégal mën a valoriser parce que ñiy baax ñi ngi baax ba tey bari na lool ay exemple ba ci wàllum diine ñun Sénégal ci suñu dund dañuy dem ay daayira guddi àjjuma di dem ay kuréel di teew ay xadara di julli mbooloo di jàng ay kaamil di dem église di def communion lii ay réalité la yu am suñu réew léegi comme que ñoom li am Sénégal dong la ñuy joué lan moo tax suñu série yi ñoom duñ ci gis ay scènes yu bari yoo xamante nii dañuy wane nit ki di teew ay jotaay yu baax par exemple ci benn scène ñu wane acteur principal bi di jaamu yàlla di jàng kaamil wala nekk église pourtant ci film américain yi da ngay gis ku am ay jafe-jafe dem ci prêtre mu koy jox ay conseil di ko delloosi ci yàlla te pourtant yeneen thème la ñuy aborder ci biir film bi donc lan moo tax série sénégalaise yi ñoom comme que li am Sénégal dong la ñu joué duñu fësal liy baax ci biir réew mi ak suñuy réalité donc dafa am benn genre tappale boo xamante ni teguñu ko fenn bu ñu bëgg a laayalee série yu ñàkk teggi nii te duñ leen bàyyi ñu lëndëmal ak a nax sénégalais yi dafa am maison de production yu topp benn agenda caché jot ay financement yu baree bari pour banaliser mbirum bon ci biir réew mi pervertir suñuy ndaw lu baax intéressé wu leen naka nag la ñuy defee mbir boobu noonu ci la ñuy ñëw. dafa am ay gëstu yu wér yu dëggal ni production cinématographique mooy yoon wi gën a gaaw pour imposer benn masse maanaam mbooloo ay idéologie ay ngëm-ngëm. mooy tamit yoon wi gën a gaaw ngir banaliser yenn mbir yi yu ci mel ne rayante ak yenn safaan moo tax yenn production yi ñuy def mooy du 12 ans 16 ans ba 18 ans parce que xam nañ pouvoir d'influence bi cinéma mën a am ci comportement doomu aadama ce n'est pas pour rien américains yi misé woon trop ci exporter seeni production cinématographique avant ak après seconde guerre mondiale parce que benn la woon ci seeni instrument pour imposer seen culture àdduna gépp ñun nag les pays pauvres et très endettés yàlla dimbali ñu ba léegi feuilleton yi daan importer film tubaab yi di ko teg suñu télé yi léegi bareetul bataille la boo xamante ni gagné nañ ko parce que mën nañ di produire suñu cinéma de A à Z caméraman yaa ngi fi monteur yaa ngi fi metteur en scène yaa ngi fi
scénariste yu talentueux yaa ngi fi ak ay réalisateurs yu am talent amatul lu ñu mën a ñeewee nasaraan si ci créativité ak ay images yu professionnelles donc au lieu que ñu miser ci qualité mbind mi miser ci création jaay lu ñu moom ngir mën a impressionner le marché international moo xam ci habillement moo xam ci lieux touristiques yi moo xam ci plats locaux yi ñuy consommer comme ni ko chinois ak indiens yi di defee ak seen cinéma ñoom néew ñu di toppandoor ay tubaab seen culture la ñuy jaay à travers seeni film ñun nag dañoo nekk ci roy ba dàq toppandoor ba far yées pour ay intérêt personnel ak ay maison de production yoo xamante nii ku la ci gën a nulaar gën laa ñàkk inspiration nga ne ma kii la. pour ñi am xel ñaar ci ndax yenn maison de production yi lu ñu nekkee ñoo ko tayam déet dañ leen di jox benn exemple boo xam ni mi ngi bàyyeekoo ci kenn ci producteuru série yi muy Mass Black Diamond bi réalisé série Doomi Gaynde kenn la ci réalisateur yi nga xamante nii gëm nañ ni am nañ ay valeur am nañ lu ñuy jombale seen bopp moom Mass dafa joxoon mois de juillet bi ñu génn benn information de taille que ni dafa am benn ambassade bu nekk fii Sénégal bu recevoir oon ay réalisateurs ak ay producteurs sénégalais ngir ñu promouvoir mbirum góor jigéen ci seeni série ñu bari dellu ginnaaw mais am na ci benn producteur fii Sénégal bu nangu proposition boobu noonu ñu dawal tuuti gis benn série nee naa leen série yu bees yi nii duñ leen tudd parce que tur la ñuy wut mais daañ leen woon ay scène en image ab xale bu jigéen Ibadou di xam la cofeel gi mu am ci ay moroomu jigéenam Mass bi ñu leen limal sànq interpellé leen ñoom série boobu noonu ne leen ndax yéen ay maison de production bi nangu promouvoir mbirum góor jigéen ba tey tontuwuñ ci. vidéo bañ defoon 1 an ci ginnaaw ci série Infidèles ñun soulevé woon nañ fi ay mandargay drapeau góor jigéen ñoom seen réalisateur bi Evenprod joxe explication yu banal yoo xamante ni amul bopp amul genn maanaam nee na ñoom bu ñuy tourner seeni scène duñu sax rendre compte yenn détails yi donc ñoom seeni dof wala seeni golo la ñu jàppee ba ñu këllëkëlee di ñu wax lu yoonul maanaa te loolu bu amoon sax cela veut dire que ñoom dañu manqué professionnalisme mu amaat beneen série boo xamante nii damaa gis ku koy seetaan ma bàyyi xel dialogue yi ak discussion yi xool yenn scènes yi ne ko film bii boo gëstoo am na ay lobby yi koy financé pour yàq suñu ndaw yi ay acteurs sénégalais ñoo ko joué lan la série boobu noonu di wax jàngalul xale yi ñu téye seen bopp déedéet waxu leen ñu jàng parce que ci ngeen toll te bàyyi caaxaan mais dañuy jàngal ci biir série bi ay adolescents ay xale yu ndaw que sëy seen biir garaawul mais dafa laaj patience dafa laaj naxante dafa laaj waxtaan te bu ngeen ca yeggee den jëfandikoo li nga xam ne mooy kàppoot wa ilaa yow xale bu jigéen bi donte amoo jëkkër nga def planning familial wala di utiliser ay pilule ngir bañ a ëmb actuellement série boobu noonu ci promouvoir avortement médicalisé la ñu toll maanaam yàq biir ñu ngi koy joué fii Sénégal fii lañ ko tourné ay sénégalais ñoo koy joué ñu gëstu ñan ñoo financé série boobu noonu ndekete benn ONG bu daan RAES la te ay partenaires financiers am mooy ñu Bill Gates yi bëgg a wàññi population africaine bi ak ay bànqaasu ONU yi nga xamante nii dañoo am programme bu leer naññ ngir pervertir suñuy ndaw ñun ñëpp ñoo yëgandoo coowal programme éducation sexuelle bi ñu bëggoon dugal suñu école donc gars yi ñu ngi jéem a jaar fu nekk li ñu war a comprendre mooy bailleurs yi nga xamante nii yàq suñu askan moo leen tax a jóg pervertir suñuy jeunesse mooy seen mission ku dugg nañ ci série sénégalaise yi ak ay millions yu baree bari te am na producteur ak ay réalisateurs yoo xamante nii xaalis jaral na leen ñu jaay seen ngor tayle seen jeunesse nangoo produire bépp xeetu mbon lii faw sénégalais yi xam ko. acteurs yi nag lu ñuy waxal moo xam góor wala jigéen surtout jigéen yi nga xamante nii li leen tilimal wala li yàq seen der dafa yomb ñu leen di xamal ngeen yeewu bu ngeen seetloo lu bari ci maison de production yi li ñuy jël ay comédiens professionnels bariwul am na mais bariwul ñi nga xam ne dañoo jaar école des arts jàng théâtre am ñoo xam ne jaaruñ ci benn école mais am nañ talent am expérience bu ngeen seetloo maison de production yi sawaruñ ci ñooñu dinañ ci jël mais ñi ci jël bariwul te pourtant bu ñu bëggoon qualité ci ñooñu la ñuy dem parce que dañoo xarañ ci wàllum théâtre mais dañuy préférer jël góor ak jigéen yi dàq taxawaalu Ndakaaru amuñu palta amuñu place jànguñ amuñ formation amuñ métier wala ñoo xam ne ci yeneen région la ñu bàyyeekoo ñëw Dakar bàyyi seen njaboot war a am jom liggéey ngir bañ a tas yaakaaru ñoo ñu bàyyi ginnaaw mais topp showbiz bi bëgg a siiw jarale lu nekk ñooñu la maison de production yi faral di jël léegi di leen fay ay 100 000 francs ay miettes buñ ko amee sax bari na pour ñu incarner yenn rôle yi ñi ngay gis ñu leen di coow ñuy def buzz ci lu mbon yépp fayuñ ci kenn lu ko jar dërëm yoruñu ko léegi yow nga waaye di guddoy ni maison de production bi encaissé ay millions ci ay lobby yu bàyyi ko bitim réew encaissé ay millions ci ay publicité encaissé ay millions YouTube yamu ci mais produit bi après daf koy jaay waa canal ay millions tamit yow ñu fay la lu matul 100 000 francs même bu doon rôle bu baax sax jaru ko ndax siiw dafa am lu màndal booy siiw da ngay siiw ci lu ko jar mais da ngay yàq sa réputation abadan daayi man pour ay weccet
jëlal tay ndaw si jur coow fan yi ñun dañuy posé wu la question est-ce que sax moom am na kilifa kooku tey bu demoon ba am ay doom ñu màgg surtout ak image ak vidéo yi nga xamante ni dootul dañ lan la njabootam di dégg mooy gis nañ li seen yaay di jiital ngeen baal ma ci wax ji moom bu bopp bi amoon tuuti ndox bu yeew woon sax dina xalaat kaawu ndaw soosu nekkoon actrice principale maîtresse d'un homme marié ndaw si ndeysaan joué lu nañ ko woon ay façon scène bu nekk ñu ci bari di ko ci yàq lu nekk ndekete lañ ko doon fay sax mënu ci woon jënd dàll yu baax nga jël ko ci mel ni Pathé Sène comme ni ko sama waa ji we show doon waxee papaay mballukat yi ngeen baalaat ñu ci wax ji nee na dafa créer maison de production mais bëgg doomi aadama yi bàyyi ko xel tax muy joué ay scènes yoo xamante ni bu la ci gën a bon nga ne mi bii la te fii lay taxaw naan dafay joxe leçon ay ponkal yu ne lëng bëgg lu yomb koo ci jël mu naan la Baye Fall laa man taalibe Cheikh laa te taalibe dëgg lépp looy def dafay feeñ ci valeur yi nga xamante ni sa wasi la moom la def si yow lu waay di wuyoo daf koy ndiru ci fànn yëpp ay gars yu vulgaire ñàkk teggin di saaga def seen bopp ay gigolo boo waxee ñu naan la rôle la te pourtant Demby Fall yàlla na suuf woyof ci kawam modèle la référence la proposé nañ ko fi ay scènes yu doy waar te ay millions lañ ko fayoon te boobu la million gënoon jafe mu lànk ba tëdd ci suuf ngir préserver dignitéem ngir bañ a wutal xas ay njabootam. ci biir jeu yi ñuy def ñoom am na coo xam ne xaalis jaru ko say nopp ma wax la lu la yéem ci 15 minutes fay nañ ma 45 millions ma saago kooku benn boîte la bu nekk yang-yang. lan lañ la doon joué loo. pardon ma ñëw ñu jël ay xale jigéen simmi leen yu xees pecc rafet jekk dama doon ree sax mag wëlbatiku ni waa ji li nga fi ma indi mooy fan ma ne ko lii sama diina bëgg ko xoolatuma leen ndax yaramu nan lañ def ma ne ko lii lu ma seq ñoom ñun ma noonu da ngay raay rek di ree lan laay raay tey du samay doom a ngi di gàddu di dox 45 millions jar na ko samay doom yi tey maa ngi di xool di gis loon suñu papa negi ni la meloon non samay doom zéro faute amul luñ ma mën a waxal. tey nag suñu soi-disant acteurs yi ay 50 000 la leen di fay mais rôle bu gën a ñaaw bu leen ko joué ñu def ko kon xam nga nit ñi ku leen jox 1 million ñu joué le porno futteeku ni leen seen nday juree woon nekkal ko ci pare nag ne le rôle la ñuy joué du sama jikko bët ki démb gis ngeen benn vidéo commencé circuler beneen série bu bees gën a bon ndaw si sénégalaise la dafa futteeku ba set ay jeunes yu dëkk Mbuur ñoo ko joué Jamra ñu ngi topp dossier boobu noonu ngir ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi maanaam boo xoolee série yi léegi ni ñuy dévaloriser jigéenu Sénégal moo doy waar ñun suñu réew yi avant sax diine di fi ñëw dafa fekkoon suñu jigéen yiw am kersa suñu maam yi dañ daan jiital ay sër ndax bëgguñ woon di dox seeni pooj di feeñ daan musóoru ngir bañ a def bopp neen boobu diine amagu fi woon diine dafa ñëw fekk fi ay valeur mais tey lépp la ñu nekk di mabal ndànk-ndànk ba boo nekkul sénégalais seetaan suñu série yi da nga naan Sénégal ay góoru ñàkk jom ñoo fi nekk ak ay jigéen woyof sër nañu baal alors que ñiy baax ñi ngi baax ba tey mais maison de production yi ñoom nee nañ duñu promouvoir lu baax nee nañ li am ci réew mi dong la ñuy joué maanaam Sénégal amul lu baax lu ñu mën a fësal bon kese moo fi nekk ñoom lii la ñu wax te malheureusement autorités yi war a taper sur la table complice lañ parce que bëgguñ jeunesse bi yeewu jeunesse buy nelaw di roy ci ay acteurs yoo xamante ni seen bopp yi li ci nekk bariwul moo leen gënal parce que ci loolu la ñuy mën a continuer di yeetal askan wi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax booy seetaan da ngay seetaan loo xamante ni dafay jariñ dalay xamal loo xamul woon dafay améliorer sa niveau d'analyse mais pas série yii nga xamante ni dalay perteloo sa temps benn di la rendre médiocre maanaam da nga koy seetaan mu lay yokk paresse di la sax yóbbu ci lu bon kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xool li ñuy jëmale kanam kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf